yàlla dafa juste. CNRA pare seeni député pare seeni ministre pare seeni DG pare seeni chroniqueur ak seeni télé pare ñu jox seen kilifa le premier ministre Ousmane Sonko mu taxaw fëgg dënnam kañu bew ni politique pénale zéro tolérance dugal naa ci sama loxo je vais vous effacer mais Ousmane moo bew politique pénale zéro tolérance dugal naa ci sama loxo je vais vous effacer yàlla mi dara tëwul ci màggaayam bis bi may dellu si waat fii di toog moom Ousmane Sonko ragal ñu effacer ko la gën a nekk que di effacer waate allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim devant ses valets devant ses sbires la fëgg dënnam ni dugal naa ci sama loxo politique pénale zéro tolérance dama leen di effacer moment bi ma toogaat fii mi ngi wax di victimiser wu ci ni dañ koy complot pour ragal ku ko effacer xanaa yàlla mooy mooy borom doole der bis bii may toogaat fii képp ku bokkoon ci complot bi ñu ma teg pour yóbbu ma kaso nekkatoo moment bii en fonction man ma toogaat nii di wax xanaa yàlla mooy yàlla yàlla buur bu màgg la yàlla li mu gën a bëgg mooy humilité yàlla bëggul kuy kañu te tëkku nit du koy def nit du tëkku nit parce que àdduna fii rien n'est éternel bu la koy wax nii sa yaram day mooy moo mujj dafa am nu muy doxale tàmm ko doxale ak ay nit moom la def ak Jomaay mooy day ànd ak yow jege la lool xëy wor la jiiñ la workat je m'explique Ousmane Sonko dafay fréquenter ku tudd Thierno Bocoum politicien muy dem kër Thierno di ko fréquenter di dem ci saalam di ko fekki xëy ni Thierno Bocoum ñépp di dégg lii ñuy def nii moo ñu ko dàq tagg ko waxal ko lu baax xëyaat toog ni Thierno Bocoum c'est des vendus ñii Ousmane Sonko day déplacé waat encore moom mooy dem de di fréquenter ku tudd Thierno Alassane Sall dem kër Thierno Alassane Sall di fa toog di waxtaan ak moom egg ci ni ñépp di dégg Thierno jub na jub goo xam ni lu la waay wax Thierno wax la jàppal li la Thierno wax mooy dëgg te moo doon dem kër Thierno de mu xëyaat toog tiim sénégalais yi ni Thierno ku xayadi la ni Thierno c'est un vendu Ousmane Sonko dafa xam ku tudd Abdourahmane Diouf ñu xamante ay at UGB lu ne ñu bokk ko mu taxaw ni intellectuel ak universitaire yi muy gën a échanger yi muy këleel Abdourahmane Diouf la bi mu xuloog moom mu xool ko bis benn ni ko tu es un vendu ci Aar Sénégal beneen bi mu taxaw tiim askanu Sénégal xaw a luxumboot mel ne ku koy jiiñ sàcc donc Barthélémy Dias ngay dem saalam li ma la wax ni yëpp waajay dem de di dem saalu Barthélémy di ko fréquenter di nekk këram xëy tiim ñépp ni Barthélémy tagg ko wax ko lu ne xëyaat ni Barthélémy traître la wax ko lu ñaaw ba wax ko papaam loolu Ousmane Sonko tàmm mooy wor nit jiiñ la ni yaa ko wor moom la nekk di def Jomaay crise bi laa lay wax de gis nga boo bëggee xam crise bi da ngay démarrer par li ñuy wax le profilage des deux ku ci nekk naka nga mel
Ousmane Sonko ak Diomaye ñi ngi doon mën a ànd fii ak Ousmane moo doon jiite Diomaye topp ci Ousmane parce que là bu ñu amee décision nee na Diomaye ku ñemee contradiction la da koy wax li mu gëm moom moo ko wax de mais bu demaan ba décision jot bu jëlee Diomaye day aligné wu parce que loolu mooy ki la jiite tey nag Diomaye moo jiite bu demee ba jël position Ousmane du aligné wu waaw loolu ànd nu muy amee te mooy privilège li may wax dama bëgg Sénégalais yëpp seetlu ko seetlu ndax lu am la wala lu amul Ousmane Sonko profilam c'est un homme très bavard dafa bari wax Diomaye Faye est un homme silencieux Ousmane Sonko est un homme prévisible bu la meree léegi nga xam ko Diomaye Faye est un homme imprévisible bi mu koy dàq sax moom yëgu ko Ousmane Sonko est un homme impulsif Diomaye Faye est un homme pondéré et calme Ousmane Sonko est un homme très pressé Diomaye Faye est un homme très patient Ousmane Sonko est un homme de conflit Diomaye Faye veut être lim ñu wax un homme de paix jàmmal leen sénégalais yi li may wax nii nag dama bëgg sénégalais bu nekk xool ndax li may wax am na am amul Ousmane dafa bari wax sénégalais yëpp xam nañ ko Diomaye dafa noppi sénégalais yëpp xam nañ ko Ousmane dafa impulsif mënul téye dara sénégalais yëpp xam nañ ko Diomaye dafa mën a calme ba dañuy muñ leen ma maa leen gën a sonn sénégalais yëpp xam nañ ko Ousmane dafa yàkkamti sénégalais yëpp xam nañ ko Diomaye est un homme très patient ba lii dab ko Ousmane est un homme de conflit Ousmane danaan damay xeex ak yéen ñëpp di dégg Diomaye est un homme qui se veut moom li mu wax un homme de paix jàmmalal leen ma sénégalais yi jàmmalal leen ma nag am na lu ma ci bëgg a wax dafa ma gis nit ñi di wax jàmm mooy lan 13h la taxaw naan man ak président bu ñu boo leen ñu gisee seen xol yi di kaani Saddam 18h ñu dàq ko mu ni je dormirai avec un cœur léger ma ni ko Ousmane bul jaawatale cœur léger cœur lâché xol bu sedd bu dal ak xol bu xëtt bu dagg du benn jeeg du sëy ci kër naan man ak sama jëkkër buñ leen rombee ngeen di seen xol di kaani Saddam parce que moom noonu lay waxe ñu fase ko mu naan je dormirai chez mon père le cœur léger donc yàlla daf ko wan boppam der arrestation bi nii la demee ma xamoon ni du mujj fudul ci jàmm mën na nuru lu metti nag buubu mën na ma seet si tooñ ma ni ma ginnaaw fee kañ la ñuy dem ñaari yi ñu kaf mais nga xool malal mu absent parce que du ko attan quoi parce que yéenewul Badara loolu mu metti ci moom mais dama naan malal day jeex dañ maa nag dimbali der xam nga der kiñ ni da ngaa setoo ki ñu saytu xool la ba ne la da ngaa set kookoo set xam nga comprendre der baal ma rek ma daaneel foofu kiñ ni da ngaa setul de wóorul bokk der fi may daaneele nag ma santaat yàlla bu baax ndax yàlla buur bu màgg la dafa am ñoo xamante ni bu ñu sañoon lii may def nii mooy toog waxtaan ak sénégalais yi loolu dootul am ñu jël benn arsenal déclenché ko jëmale ko sama kaw jëmale ko ci kaw kër gi ñu tàmbalee ci jël seen ay waxkat seeni chroniqueur seeni rajo seeni télé ak seeni site pour ñu saccadé songu Badara ñu koy def di ko def gis ni Badara lii yëggalu ko ñu xeeb rajo télé chroniqueurs yi ñu yóbbu ko à l'hémicycle ci assemblée nationale bi ñuy toog ci assemblée nationale bi di réclamer ni Badara Gadiaga dañ ko war a jàpp ci hémicycle bi sénégalais yëpp moom ñu pare ci assemblée nationale bi directeur généraux yi nga xamante ni dañ leen a jox liggéeyu Sénégal
jox leen kër yi gën a mag ñu war a xëy liggéey pour Sénégal li ñuy tweeté mooy nan la ñuy def ba jàpp Badara Gadiaga directeur yi pare jox ministre yi ay ministre di bind ni dootuñu dem TFM ndax Badara Gadiaga ministre yi pare jox CNRA mise en demeure kër gi ndax sama jëmm te tey CNRA gis na yu bari yu mën a wax te waxul de yàlla dafa juste CNRA pare seeni député pare seeni ministre pare seeni DG pare seeni chroniqueur ak seeni télé pare ñu jox seen kilifa le premier ministre Ousmane Sonko mu taxaw fëgg dënnam kañu bew ni politique pénale zéro tolérance dugal naa ci sama loxo je vais vous effacer mais Ousmane moo bew politique pénale zéro tolérance dugal naa ci sama loxo je vais vous effacer yàlla mi dara tëwul ci màggaayam bis bi may dellu si waat fii di toog moom Ousmane Sonko ragal ñu effacer ko la gën a nekk que di effacer waate allahu akbar la xawla wala quwwata illa billahi aliyil azim devant ses valets devant ses sbires le fëgg dënnam ni dugal naa ci sama loxo politique pénale zéro tolérance dama leen di effacer moment bi ma toogaat fii mi ngi wax di victimiser wu ci ni dañ koy complot pour ragal ku ko effacer xanaa yàlla mooy mooy borom doole der bis bii may toogaat fii képp ku bokkoon ci complot bi ñu ma teg pour yóbbu ma kaso nekkatoo moment bii en fonction man ma toogaat nii di wax xanaa yàlla mooy yàlla yàlla buur bu màgg la yàlla li mu gën a bëgg mooy humilité yàlla bëggul kuy kañu te tëkku nit du koy def nit du tëkku nit parce que àdduna fii rien n'est éternel parce que boo toogee di tëkku nit ñi te ñooñu nga doon tëkku bis bi ñuy génn fa nga participer woon pour dugal leen fa jour bi ñuy génn nekkatoo en fonction jàngat bu mag la loolu laa naan alhamdulillahi rabbil alamin di wax la xawla wala quwwata illa billahi aliyil azim la puissance et la force ne résident qu'en Allah der loolu laay nuyoo sénégalais yi en attendant ñu ñëw ci thème yi booba ay rendre man hommage de waaw der ça fait plaisir